seen bopp si politique yi ay jagali tëral may wàccee des frais doole politicien bu ne xam ne du mu amul secret politique bi kay booy tur rek la rek ma réew ci côté farba ne kàddoon laayi woon police maam yi bàyyi woon ma wut ak yi si bàyyi woon seen politique ma jàpp people bi doon ba wax ñii sax ay ndëm sax ko fi wóor ba fal ko may fante ko ñàkk yërmande di borom kër bu jël dépense ko di soog di ko mandé fàtte suñu laaj di kaw di bokk soo kili tey jii bu ne xam nga sa laaj ba ci gën a mooy fay nii fàtte ñu démb lépp ñu wax seen i meeting bu ngeen ma falee ebe mu ne daal génne selu dugal la salaire sàcc ma jox leen job si man bu nekk ak salaire dëkk bi ma am jàmm kenn dootul xam ci galère ñàkk lu ñu lekk ak ñu nekk ub seen xalaat yi bàyyi sa nax yi bàyyi sa peuple bi ngay réeral développement dafa ay tali rek samp si lamp yi koy leeral dafa ay millions say statue kay jardin public ndax dina gis le public boo jegee si lu mujj bàyyi soxla bu teew bi dinaa is que ne def ko aéroport ngir joobal geew bi sàggane seen wareef dafa joolaa bi suuf ngeen bëgg a taxaw di gisal joob leen waa réew mi ngeen di naxee seen gisal gouvernement si bëggul job police bi lay néewal doole parce que xaj bu këram di ko ba wax muy songu néew di doole ñu ren dal seen kaw tey jii toog nañu di xoole kaso bi caabi gémmi journaliste yi ba ñemee duñu boole na yëg ci bopp réew mi directeur yu démocratie soo maa ni dañuy fen ñuy dawal ñu démocratie te nañ bi di kàddu gën ni ñuy jëfoo doole croisi ba koy tax na te dëgg doo ko dégg di démocratie moo xam lu ñuy wax naka yàgg nañu nag politique bi kay booy tuur rek maa waxoon ñu bàyyi kenn gi na xaar moo xam lu ñuy wax naka yàgg nañu nag politique bi kay booy tuur rek maa waxoon yee asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen namoo di leen tiitaroo di leen béggee bu wér maa ngi ñëwaat di waxtaan ak yéen comme d'habitude on le fait naturellement et dans les règles de l'art di remercier militaires yi encore une fois ñoo ma yónneeti gis ensemble bu dog maa ngi ni doo ko dajji sama militaires yi nekk au front sincèrement ay jàmbaar dañ ma xawma lu ma leen defal quoi lu ma leen defal ña ngay yanu seen tën yi di ma ko yónnee rek ndeysaan way jóge Sénégal xam nga jaar ci GP yi ma jot affaire yi donc lii tën yi militaire ci suuf yi ay militaire ñoo ma ko yónnee woon bii tamit maa ngi koy doog a jot ensemble bii it maa ngi koy doog a jot militaire sénégalais yi nekk au front ñoo ma ko yónnee donc di leen remercier bu baax di leen gërëm di leen wax ni jaruma ko waa jaruma ko vraiment da ngeen a baax rek bëgg ma te yàlla tax xam mission bi aussi parce que loolu dafa am solo xam mission bu doomu aadama bi di dox loolu am na solo daal loolu lépp estime la respect la mooy boo nekkee sa combat let's focus je pense que boo nekkee ci benn xeex mun nga def luñ naan caytu wala nga saytu yow sa jaar-jaar ca sa combat comme nu ma koy waxee rek man nag li ma fii laay wax quoi man Mollah Morgun du ma koo xam ne nit yi ñoo may orienté ci li ma war a wax ak ni ma ko war a waxee benn ci dispositifu xeex bi ànduma ci kenn bokkuma ci benn parti politique j'œuvre pour le respect et la dignité humaine ci dëgg laay dox bokkuma ci benn parti bu ma kenn jël sante la ma benn parti ku ko def sa bopp ngay nax waaye naxoo ma du lu may wax war a tax benn doomu aadama ñëw ne wéy man Sonko laa kon ànduma ci li mais Sonko laa boobaa yow sa bopp ngay nax parce que man duma Sonko bokkuma Pastef awma carte Pastef tooguma ak Pastef gaaynoowuma ak Pastef je soutiens le projet de Ousmane Sonko loolu leer na je soutiens
le projet de Ousmane Sonko xawma sax fu siège yu Pastef nekk awma seen carte musuma faa toog musuma jox loxo Ousmane Sonko donc ñay ñëw bëgg ma dëkkale ca Ousmane Sonko dañoo jaaxle amuñu lu ñuy def moo tax ñu bëgg ma dëkkale ca Ousmane Sonko man kuy naan Mollah Morgun Pastef da ngay kàcc Mollah Morgun musul nekk Pastef te nekkul Pastef te du nekk Pastef loolu leer na Mollah Morgun du Pastef nekkul Pastef toogul ak Pastef man je suis un rappeur indépendant bokkuma ci benn parti politique je suis un rappeur indépendant sama titre de rappeur duma ko dindi mooy nekk fii sama grade rappeur MC master of ceremony loolu mooy sama identité kii di rappeur di nit bu dëggu engagé wu di dox ci dëgg la justice équitable donc man bokkuma fa kon di ñëw di jéem a dox ci maayin ay non Mollah man sax je suis avec Sonko mais fii moo ànduma ci comme si boo nee kii avec Sonko damay bàyyi noonu je m'en fous suba bu ma gisoon Sonko dox ci lu dul dëgg suba je deviendrai ennemi public number one Ousmane Sonko ennemi dama ne suba bu ma gisoon ñaanu ma ko yàlla gis Sonko ci naka sudul wala ci lu dul dëgg man maa koy njëkk a xeex au front pour vous dire faruma ci benn parti politique sama engagement rap duma ko bàyyi fi ma taxaw duma ko bàyyi ci li ma nekk nag comme nu ma leen ko waxee combat bii dama ko jël en main yanu ko te nee naa xaw ma kuy dof lu waaye nguur ñoom xam nañ ni lu gën a diis ci combat bi maa ko teg ci sama ndigg lii di dox ak moom lu gën a diis ci combat bi maa ko teg sama ndigg lii di dox ak moom mais seetlu leen gars yi éléments yi nga xam ni dañoo jóg di xeex Ousmane Sonko coono gi may am wala nit yi niñ may sonnalee ak nuñ may attaqué ak nu ñuy kiyee defuñu ko beneen élément wu nit defuñu ko keneen seetlu leen loolu xool leen rek nguur gi nii boo ko waxoon kan nga bugg a lekk Mollah Morgun lañ lay wax mooy plat du jour bi nguur Macky Sall buñ leen waxoon dem leen rey kenn kese man la ñuy rey dem leen jàpp kenn kese man la ñuy jàpp ji dem leen ngeen tëral rendi kenn kese man la ñuy tëral rendi lu waral loolu kon ñoom xam nañ ni loxo yu vide yoruma loxo yu vide yoruma xel bu vide bu nguur demee ba di la sàkkal ay sikki sàkk bu nguur demee bay menacé président bu génn di menacé ay ministre di menacé ñëpp di menacé kenn ku ñu menacé gars yi bëgg seen jàmm di dox de man mii muy benn nee leen ñaar parce que je dérange gravement nee leen ñaar ñoom seen média yu ñu am ci man la ñuy gën a attaqué que qui que ce soit ba ma waxee ne le 17 dinañ génne audio père wax ma ko le 17 boobu lañ commencé ñoom dem nañ avant accélérer Adji Sarr le plus rapidement possible mu def ay audio yu bëri jour le 17 bu ñuy def live man ak père ñi ngi commencé lancer audio yi kon dama réclamer audio rek dama ne audio rek ñu daw ñoom enregistré ji Adji Sarr ci dictaphone maximum d'audio nga xam ni bu moo laa dóoree audio original bi ñun dañuy feesal marché bi ak fake audio day mel ni nga yore ay original yëre nga ne suba dinaa dajji magasin kii bi yëre original yi rek ñoom ñi nga xam ne ñoo yore chinois yi fake yi jour boobu ñu ñëw rek sotti marché bi fake nga xam ne original bi day jaxasoog fake bi ñu naan ban moo ciy original ban moo ciy fake bii authentique ñoom loolu lañ taxoon jóg bu may annoncé audio ba ne le 17 xam nga jël na temps une semaine ci lañ accéléré ñoom le maximum d'audio Adji Sarr waxal du waxloo Adji Sarr waxal loolu lañ doon waxloo Adji Sarr ratatati ñuy xaar jour boobu ñëpp naan génne leen audio bi ñu ne nag tëj audio bi jour boobu gars yi avant ñoo pare live bi gars yaa ngi naan ñoom Tange sànni nañ audio ñoom sànni nañ audio ñu ne rak nag sañu audio toog audio yooyu fu nee ni audio à Tange yi mooy traîner ci internet bi tekkiwul dara kenn bàyyiwu ci xel kenn
bu fekkoon suñu audio dóor nañ ko moment boobu day jaxasoog ñuy temps yi ñu jaxase ko ñoom ñu yor média bi ne gis ngeen benn amu ci authenticité bii Adji Sarr ngi nii di wax fii mooy wax nii jaxase ko mais comme ñun xam nañ ñu tam ci xeex bu ñu nekk ak niveau bu ñu nekk bu ñu najee bal bi dëgg bal bi ñoom rek a nekk ci marché bi nii lambale fekk ñoom lancé nañ audio ba ne chaque semaine nañ lancé audio bi mënatuñ taxawati loolu lépp ci diversion la bokk ñu ñëwati encore ñoom mais Tange mënul toog ci telem boobu noonu te waxul Mollah Morgun ba tey rek dagg na samay xol dañoo sonn ci man dañoo sonn tey rek dagg na Tange dem na dagg ci samay fu may wax Mamour Diallo ak gel bi mu dagg ko monté ko ne Ousmane Sonko Mollah Morgun xoolal gis nga amuñu jàmm demal tey leeral.net man maa fa nekk man nalawatuñu Macky Sall nalawatul nguuram nalawatul média am nalawatuñ kenn nalawatul ndax Mollah Morgun mii ca yàlla kenn ci ñoom nalawatul kenn ci ñoom amatul jàmm ñu ngi nekk ci guddi bu bët setagul tey rek gis ngeen boo demee leeral.net demal man maa fa ne ña ngay monté ay mbir xam nga Mollah Morgun bii bokkul ak Mollah Morgun bu doon live de déedéet Mollah Morgun bu doon live bu njëkk ba day for fii for fee ay foru mbedd taqale dóor mun na am lu exact mun na am lu faussé waaye léegi Mollah Morgun bii ay rapport la yor dara faussé tu fi Mollah Morgun ay rapport la yor bokkul ak Mollah Morgun bi nga xam ni bi mu toog nii comme tout le monde di analyser yoru benn rapport ma ne Macky Sall ab néegam boobu noonu buñ ko maire bi dàqee xaw moon sax turu maire bi mais tey xam naa turu maire bi ba may jëkk a def live c'était ay mun nañ ne benn 1 an derrière mais du Mollah Morgun bii de Mollah Morgun boobu yorul woon rapport yorul woon ay këyit yu dëgër yoo xam ne lu mu wax kenn mënu ko teggi da doon wax nii di for ci mbedd yi xaw ma woon maire Aïssata Arona Ndiaye xaw ma ko woon enquête yee dem loqati maire Aïssata Arona Ndiaye ak fa mu Macky Sall dëkkoon tout kon foofu noonu may taxaw di analyser jamono ji nga xam ne aw moon agenda yoruma dara di analyser rek ne bon chambre boobu sax bu leen maire bi dàqee xaw ma sax turu maire bi jamono jooju bu leen maire bi dàqee wut nañ benn chambre fay fa 35000 xam nga loolu c'est inspiration la bi ngay wax nii mais tey ma dem ñu jox ma ay rapport ma gis ni chambre boobu 4000 francs la 4000 francs lañ doon fay par mois buñ leen dàqee bu leen maire bi dàqee ñu def fa yu salte maire bi dàq leen moom ak rakkam moom Macky Sall ne 4000 francs la ñu dem jël li nga xam ni bu ma amuloon rapport bi ni ma doon analyser en tant que sénégalais nii ak tey rapport bi ñu monté ko quoi xool waxoon na lii mais si nit buy estimer ak nit bu yor rapport bokkul mun na nga ne stade bi ñu ngi ko defaree ay 32 milliards 35 40 milliards affaire yooyu noonu waa ji yor rapport bi ne la 45,32 milliards bokkul ñaari bokkuñu kon boo bëggee jël bi muy estimer ak bi mu yor rapport bi di wax nga monté ko pour wone ça montre que yow xamoo mais Mollah Morgun mi ngi ci beneen level léegi beneen level bokkul ak Mollah Morgun bi nga xam ne dafa amoon benn esprit patriotique ak fibre patriotique bi nekk rappeur engagé di wax léegi Mollah Morgun ay rapport la yor day liir te du dindeeku day liir te du deñ waaw donc pour wane ne la ñoom ñëpp a nga yeewu nekk ci man mais man je m'en fous éperdument nee naa leen bu asamaan si doon wàcc sax duma tax a changé nee naa leen Macky Sall nag dama leen di wax la famille Faye Sall pauvreté extrême bu ñu nekkoon pauvreté inouïe bu ñu nekkoon ak tey lu ñu doonee ay multiple milliardaire lu ñu yor ci ay alal nuñ sàccee alalu askan wi nuñ ravagé nuñ këppee keesu askan wi loolu lañ leen di boobu ba léegi démb laa ko tàmbale di ko yeggali tey te jeexut ndax dafa bare ba nga xam ni xam nga loo dugg rek yàlla mooy def loo dugg commencé ko développé day mel ni suñu borom subhanahu wa taala mooy envoyé njaboot ga xam nga wax naa leen fii nii même la famille de Moustapha Cissé Lo moo contacté di ziar doomam
ca Paris même la famille Moustapha Cissé Lo m'a contacté bu ma commencé live bi amul live bu ma mus a def te amul kenn ku dégg turam te ak mbokkam jóguñu contacté ma amul soit seen jabar dinañ ma contacté seen ñaareel dina ma contacté wala ñenn yu am jabar seen ñetteel dina ma contacté soit seen cousin dina ma contacté wala seen doom wala seen jarbaat wala seen goro wala chaque jour amul live bu ma commencé def fii te amul kenn ku takkal ak ñoom ku ma contacté wul turu ku dégg turam ab mbokkam jóg woote maanaam bu doon fekk ay relation rek relation laa doon wut heure bii maanaam Sénégal relationnellement mi ngi ci samay loxo relationnellement kon mi ngi ci samay loxo ndax doomu aadama bu mu fi tudd boo jógut say ku la jege jóg na say tante jóg nañ wax ak man say bàjjan pour jege si ma ñii say doom ñu am doom ñii seen noon gën ma xamal sax kii nii la nga ca wax sax tuuti na wax yokkaat seeni mbokk noonu man yaakaaruma mu def nii kon noonu ma war a expliquer donc xam nga ki nga xam ne moo nekk au feu de l'actualité ñi ngay contacter wax naa leen ay jabaru ministre sax contacter nañ ma wax naa leen ay jabaru ministre contacter nañ ma direct ku ma fi wax sa mbokk génn wala sa doomu ndey génn moo laa yërëm ko non moo laa nangam mais moo laa waxoo dëgg man musuma ko dégg soit moo laa ñi de yëguñu woon lii ah moo laa lii de moom nu mu demee nii ma gën la expliquer ah moo laa kii de dafa amee asthme boo ci mënoon dimbale tuuti bàyyi noonu mu sedd non moo laa kii di ñaan ku ne di ñaan mbokk yee ñaan wala noonu yi ñëw gën ma yokk doole démb wax naa leen ay Mouhamed no xaritu Amadou Sall tam doon fréquenté foofu démb ak tey li may yor ci ay information Mouhamed moomu rek kuy baayam turam santam lu muy liggéey tout te ay mbokkam ñoom mbokkam ñoo génn ay cousin ay jarbaatam ku ne génn na ñëw photo à l'appui boum envoyé Mouhamed a ngi nii baayam man musuma xam ne sax ndekete Mouhamed sax seex la seex te xaw ma ko woon lan mooy waral loolu mooy la ngay wax ñoom ñi jege ñooñu xam nañ ni kii ci dëgg la ne lu mu yor da koo téye dafa xam lu muy wax dafa dina jàpp ko il est super méga informé moo tax bu ma waxee dara rek ña koy jege dañuy ñëw jege si ma pour ñii di wut information ñii di jéem a laajte waat pour am lu leen leer ci la ma wax ma gën leen expliquer ku nekk dem waaw te lu leer nga cee yóbbaale donc ci noonu sax chaque jour dañuy yokk ay information même ñi jege la famille de Macky Gassama m'ont contacté man loolu déjà xaw ma ko woon Macky Gassama a été le maire de Fatick nekk na maire nekk na mais man ñooñu taxuñu ma woon jóg quoi ñooñu taxuñu ma woon jóg parce que gars yi ñoo lay envoyé ay information par ci par là pour nga gën a yokk ci bagage yi mais ñooñu intéressé wuñu ma Macky Sall la famille Faye Sall ñoom moo ma intéressé la famille Faye Sall parce que affaire bi mooy koo tudd rek ay mbokkam dinañ ñëw xam nga soit bu dee baax na ci ñoom dañ la yokk information bu dee baaxul ci ñoom dañuy ñëw laaj tawaat mais grand fii nii fu nga waxee nii est-ce que lii nga expliquer ngeen def débat xam nga noonu la quoi donc képp ku bokkul ci deal bi man du loo taq danaa la ko wax dem sama yoon loo taq mais du ma taqal kenn du ma sosal kenn du ma yàqal kenn même wax ji sax waa Béthio Thioune yi Serigne Béthio Thioune macha allah ndeysaan taalibe yëpp a ñëw ñëpp a ma jege si taalibe yu bëri démb ba léegi sama téléphone arrêté wul ndax taalibe yi kontaan loolu ci wax ji ma waxal Cheikh Béthio Thioune ma ne leen nag man dëgg rek laay dox faruma fenn ànduma ak kenn fu dëgg nekk laay nekk fu dëgg nekkul ma bàyyi ko fa soit bu ma waxee dëgg bu la arrangé da ngay ànd ak man bu la arrangé wul nga bàyyi man noonu laay doxee en fait bëri na ñoo xam ni ci biir wax ji am na ñu àndoon ak man ci ba may commencé dañ cee dégg seen turu leader rek daw mujjee doon ennemi mais teewul damay continuer donc la may wax que ca gis boppam bu dee dafa baax ci moom ça l'arrange moom la arrangé mun na ñëw ci man bu dee arrangé wu ko bu demee tamit yàqulu ma dara je continue le combat donc faruma fenn ànduma kenn dëgg rek laa àndal
ndeysaan ñu ñëw gën a dëggal li may wax lépp ci Cheikh Béthio Thioune ne ma kilifa gi non affaire Cheikh Béthio Thioune yàlla dafa def ca rapport ya la ma ca expliqué yëpp dafa am solo parce que Macky Sall laay wax nu mu soxoree ak nan la bëggoon liquider Cheikh Béthio Thioune loolu wax naa ci démb mais damay ñëw ci yeneen yoo xam ne taalibe yi sax ñoo génne ay rapports yu doy waar yónnee ma ko pour wan ma ni la ngay wax dëgg la Macky Sall dafa jógoon pour toroxal Cheikh Béthio Thioune nee naa leen loolu nag genre règlement de compte politique la woon bu Macky Sall bëggoon teg ci kaw Cheikh Béthio Thioune parce que Cheikh Béthio Thioune dafa àndoon ak Abdoulaye Wade ci élection yi en 2012 ñu nekk ci guerre ñoom ñaar Macky Sall ak Cheikh Béthio Thioune ba Macky Sall mais Cheikh Béthio Thioune génne woon gourdin yi yéen a ngi fàtte loolu kii si frotte si pic taalibe yi moom lañ doon way kii si frotte si pic gourdin cantaakun ya yi ñu doon menacé ku ñu doon menacé Macky Sall kii si frotte si pic guerre ba dafa yàgg Macky Sall mattal leen daan ne Cheikh Béthio Thioune munul muusa kawane ba duma ko wàcce nan la ñu éliminer nan Macky Sall éliminer Cheikh Béthio Thioune dafa infiltrer la cour de Cheikh Béthio Thioune Macky Sall a envoyé des renseignements généraux dans la cour de Cheikh Béthio Thioune ñuy woote taalibe Cheikh Béthio Thioune di sol comme yëre yi di way di cant di wax fekk ñooñu ñëpp Macky Sall moo leen envoyé te Cheikh Béthio Thioune yëgul li ma lay wax nag du ay taalibe Cheikh Béthio Thioune ñoo ma ko de non man maa leen di xamal rapport la Macky Sall lu mu njëkk a def mooy bu mu faloo dafa jël ay renseignements généraux yu bëri dugal leen kër Cheikh Béthio Thioune infiltré leen ñuy topp état bi ba nekk tout autour de Cheikh Béthio Thioune te Cheikh Béthio Thioune xamul ni 80 yi ko wër ay renseignements généraux la déjà gars yi bàyyi leen foofu ñuy missionné chaque jour ñu indi rapport yi xew ci kër Cheikh Béthio Thioune ci ca Mbuur ca Ndakaaru fuñ dajoo ca Touba fuñ dajaloo mu ñu indi rapport jox Macky Sall Cheikh Béthio Thioune képp ku ne dafa rey nit danga kaa tooñ Cheikh Béthio Thioune reyluwul reyaanul gars yi def nañ lay constitution des faits c'est vrai Cheikh Béthio Thioune ma nga ca biir gars yaa ngi xees ci biti ku dem ci kër googu xam ni ngandam maami kër la quartier ca Mbuur dem leen foofu ngeen xool ab dëkk la dëkk gars yi bu ñuy xeex fële Cheikh Béthio Thioune ma nga ca salon tëdd ca lalamba di seetaan télé gars yi def nañ constitution des faits tëj foofu noonu dóor ay fetel ci biti bàyyi fa ay policiers Cheikh Béthio Thioune toog constitution des faits policiers yi ñëw taxaw gendarme yi ñëw taxaw ñu taxaw fële ci biti dóor ay fetel ñu ñëw laaj leen ba xam yéen dégg ngeen ku yi ñoom ñëpp ne non dégguñu dara Cheikh Béthio Thioune dañ ne ko taalal télé mu taal télé bi nan la volume bi meloon mu ne nii la volume bi meloon ñëpp ñun fan nga toogoon toog gendarme yi toog ñu commandé ñu nekk ci biti fu xeex ba amoon ne leen téere leen ay fetal dóor leen sommation yi ñu xool ba xam nañ dégguñu tous nekk si dégguñu ko donc ñoom ñëpp wax nañ ni Cheikh Béthio Thioune yëgul tinut waaye problème bi bu ci amoon mooy déjà Cheikh Béthio Thioune buñ ko tëjee moom Macky Sall bu mu accuser les marabouts de citoyens ordinaires Cheikh Béthio Thioune moo njëkk a génn ko ay marabouts duñ citoyen ordinaire yow la ngay wax xam nga ko mun na ngoo teye yooyu procureur ba conférence de presse la def kañ ñaata mort d'homme te procureur génnul def conférence de presse jouru affaire bi Cheikh Béthio Thioune bi procureur moo génn def conférence de presse dajale journaliste accuser Cheikh Béthio Thioune de criminel d'assassin direct devant tout le monde salaamaaleykum maaleykum salaam présumé xanaa procureur bu ñëw toog woote conférence de presse ñëpp wër ko ay journaliste wër ko mu accuser direct Cheikh Béthio Thioune de criminel de tueur d'assassin musul am nga xam ni kon foofu am na crime commandité Macky Sall yónni na procureur ba dawal nga def conférence de presse taxal ko te dara te boobu noonu xolal dara enquête sax amagut
renseignements généraux yu infiltré woon bokk ca xeex ba te dinaa leen woon lan moo tax seeyal nañ leen ñoon tëjuñu leen ca xeex ba après di leen seeyal donc ñoom ñooñu ñëpp wallahi azim déglu leen bu baax di ngeen xam ñu jàpp conférence de presse boobu rek wane na ni conférence de presse boobu rek wane na ni Cheikh Béthio loolu yaa anguille sur roche le fait que dara am rek ñu yónni procureur de la république mu dem mu chargé Cheikh Béthio Thioune loolu rek doy na waar lu ñëpp waroon toog di xalaat ñu dem ba ci biir ñu jàpp Cheikh Béthio Thioune yóbbu ko prison ñaata yoon la Cheikh Béthio Thioune demandé liberté provisoire ñu rejeté ko te job dafa commencé woon feebar ci kaso bi milieu carcéral ba depuis Thiès jël nañ ko Thiès yóbbu ko Rëbës Thiès ga rek commencé feebar bu doy waar demandé na 2 fois ak ses avocats liberté provisoire ñu rejeté ko Cheikh Béthio Thioune lan moo ko fa jëlee bu ñu ko jëlee Thiès yóbbu ko Rëbës foofu la daanoo am AVC ba mu amee AVC avocat bi jógaat demandé procureur ne ko ngir yàlla liberté provisoire kii dafa daanu AVC au lieu mu jox ko liberté provisoire si mu ñuy jël Cheikh Béthio Thioune yóbbu ko pavillon spécial mu AVC ñu yóbbu ko pavillon spécial mu gën a commencé feebar bi di ko gën a daane ñu dugalaat luñ naan liberté conditionnelle lañ demandé liberté conditionnelle ñu may leen liberté conditionnelle ñu jël Cheikh Béthio Thioune yóbbu ko France pour mu dem faju ji donc 2 libertés provisoires rejetées Cheikh Béthio Thioune daanu AVC toll ci dund ak dee yaram bi yëpp paralysé wu ci lañ ko doog a may Macky Sall nañ ko may liberté conditionnelle boobu mooy lan mooy Cheikh Béthio Thioune def na 8 mois de prison avant moo am liberté conditionnelle 8 mois de prison ñu boole kook 2 policiers BIP ñu topp Cheikh Béthio Thioune yóbbu ko France pour mu faju ji AVC ak hépatite B mais Macky Sall bàyyi ko de liberté conditionnelle da ko boole 2 éléments BIP dugal leen ci avion bi ñu topp Cheikh Béthio Thioune yóbbu ko France Bordeaux pour mu dem faju ci marquage à la culotte tant que deew duma la bàyyi loolu la ko Macky Sall def tant que deew duma la bàyyi dee rek nga dugg sa bàmmeel rek mooy tax ma bàyyi la te bàyyiwu ko Cheikh Béthio bu mu duggee ci bàmmeelam la ko Macky Sall bàyyi te loolu warul yombee noonu dafa sedd trop donc liberté conditionnelle boobu mu ko may boole kook 2 éléments BIP ñu topp Cheikh Béthio Thioune mu dem faju ji France mu faju ba tane mu ñibbisi avocat yi déposé waat liberté provisoire 2018 2019 feebaraat parce que liberté conditionnelle lañ ko mayoon ñu dem faju ñëwaat ñu déposé waat pour une 3e fois liberté provisoire parce que conditionnelle dañ ko mayoon rek pour mu dem faju yi Macky Sall da ko doon dóoraat ci biir kaso bi ci la gars yi déposé waat ñoom avocat mi 3e fois liberté provisoire ni ngir yàlla kii dafa feebar bàyyi leen ko waayi Macky Sall teggi tànkam ne ok nañ ko dóor liberté provisoire en attendant comme dem na ba ñëw Cheikh Béthio Thioune ci liberté provisoire boobu mu daanuwaat ci feebar ñi yenuwaat ko yóbbu Bordeaux ba mu ko yónnee Bordeaux pour mu faju Macky Sall yebal ay avocat wax ay avocat am ne nañ wooyi Cheikh Béthio Thioune mu ñëw ñu atte ko Macky Sall dem leen wooyi Cheikh bind ay avocat Macky Sall bind ay avocat Cheikh Béthio Thioune ne ko neen Cheikh Béthio Thioune mu ñëw wuyu si dañuy def jugement bi ñooñu jël envoyé dossier médical bi boole ko kayit bu ñu leen joxoon moom y avait Khadim Ngom y avait Limamou Gueye ay cardiologue la ñi nekk Bordeaux ñooñu jël dossier médical Cheikh Béthio Thioune ca lalu hôpital ba
aggrave ko lañ yónnee delloo ko Sénégal ne leen kii dafa toll ci dund ak dee wala xamu leen loolu doo leen wax Macky Sall Cheikh Béthio ngi diggante dund ak dee mu bàyyi ko procureur jël ko woo Macky Sall ne dara jotu ko loolu la wax mii nii Macky Sall ne ko Béthio Thioune tous jotu ko dara jotu ko bu ñëwul ma jëli ji ko loolu la wax procureur yónnee waat ko ñu jëlaat dossier bu ñu yónnee woon yónnee waat ko jox ko avocat Cheikh Béthio Thioune ne ko yónnee ko Cheikh Béthio Thioune na ñu wuy si wala ñu dem jëli ko mandat d'arrêt loolu la Macky Sall wax dara jotu ko tous nañ ko jëli feebarul day tappale dara jotu ko lii la Macky Sall wax nañ ko jëli feebarul day tappale dara jotu ko ñu lancé waat une deuxième fois ay jox ko ay avocat am procureur jox ko avocat am ne woo leen Cheikh Béthio Thioune mu ñëw ñu jugé ko ñooñu jëlaat dossier médical ba la même chose envoyé waat ko avocat wu Cheikh Béthio Thioune ca Ndakaaru ne ko jox ko Macky Sall ne ko kii dafa toll ci dund ak dee ngir yàlla na ko bàyyi wala mu ñaanal ko Macky Sall décidé nag ne day def jugement Cheikh Béthio Thioune ba mu defee ñii mu bàyyi leen am na chauffeur bu mu bàyyi am na kum dóor 5 ans am na kum dóor 6 mois Cheikh Béthio Thioune mu dóor ko 10 ans de prison 10 ans Cheikh Béthio Thioune 10 ans de prison la ko dóor jël yeneen cantaku ñu dóor leen 15 ans de prison Cheikh Béthio Thioune kenn libéré wu ko de 10 ans de prison la demee yowmal xiyaam la wuyjee suñu borom mais dama ko tëb bu Macky Sall ne lancé waat deuxième fois pour ñu dem jëli ko ñu ne ko ah kii de daa feebar mu ne kon nañ ko atte par contumace ñu atte ko ci ginnaaw tëj ko 10 ans de prison ferme lancé ko mandat d'arrêt dóoru ko 10 ans de da ko lancé mandat d'arrêt 10 ans de prison Cheikh Béthio toll ci lalu hôpital le lendemain la dee deewul sax le même jour le lendemain la dee ci saa la Macky Sall dóoru mandat d'arrêt international pour Cheikh Béthio Thioune ku weddi demal xool ci internet ak travaux forcés ñëwaguma may leen ma tuuti ma ñëw ñu xam dossier bi xam nañ dossier bi mais am na ñu bëri ñu ko xamut pour xool Macky Sall pour wan leen Macky Sall nu mu bonee nu mu soxoree nu mu iñaanee tant que rayu la du la bàyyi mu lancé ko mandat d'arrêt international 2 jours koor gi la en 2019 premier jour koor France deuxième jour koor France di premier jour koor Sénégal ci la Cheikh Béthio Thioune gaañu deuxième jour koor France en 2019 di premier jour koor Sénégal ci la Macky Sall ci la Cheikh Béthio Thioune gaañu benn fan la def benn fan la tëdd ci lal ga buñ ko ñëwee ne ko Cheikh bi mu ne ak feebaram nekk ci dund ak dee ñu ne ko Macky Sall dóor na la 10 ans de prison travaux forcés ak mandat d'arrêt international 10 ans Cheikh bi 10 ans de prison ferme la Macky Sall dóor koor la de deuxième jour koor France 2019 10 ans de prison ferme la Macky Sall dóor ak mandat d'arrêt international travaux forcés nga war a jox 100 millions la famille à Bara 100 millions la famille à l'autre muy 200 millions condamné par contumace 100 millions yu mu war a jox maanaam 200 millions pour ñaari victimes yi ba pare accaparer ay biens yu Cheikh Béthio Thioune da ko bëggoon appauvrir da ko bëggoon toroxal ba mu ne tot Cheikh Béthio Thioune yàlla moo xam ne tax mu jël ko yàlla ko yàlla xaaree àjjana mais Cheikh Béthio Thioune bu fi desoon xawma lan lay dund ndeysaan 10 ans de prison ferme la ko Macky Sall dóor mandat d'arrêt international 200 millions yu 100 millions yu mu war a jox ñoom ñaar ñëpp famille bi jël ay bagages am accaparer bien yëpp noonu la ko Macky Sall def accaparer bien yëpp la nangu teg ci loxoom Macky Sall a saisi tous ses biens fay loo ko amende 200 millions de francs Macky Sall voulait ruiner Cheikh Béthio Thioune te ko bëggoon toroxal ba mu ne tot malheureusement ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm benn fan buñ ko waxee loolu benn fan la ci def faatu léegi kan moo rey kooku sama gars yi nañ juge rek kan moo rey Cheikh Béthio Thioune
kan moo rey Cheikh Béthio Thioune wax leen sama gars yi kan moo rey Cheikh Béthio Thioune xanaa gars yi dana yàlla ah d'accord kon daal nit ki jël paaka jamate waa ji ñu ne yàlla moo ko rey kon kay nañ bàyyi prisonniers yi ñu dox seen soxla bu yàlla day reyee moom yàlla rek kay reyee te nit ki fekk nit mu toog mu koy agressé jamate ko ba mu sedd rendi ko ñu ne yàllaay reyee kan moo rey Cheikh Béthio Thioune 10 ans de prison travaux forcés condamné par contumace coupable de non-dénonciation de crime complicité de meurtre travaux forcés Cheikh Béthio Thioune ku am 85 ans presque travaux forcés lii du en meurtre avec barbarie association de malfaiteurs recel de cadavres inhumation sans autorisation administrative détention d'armes sans autorisation non dénonciation de crime 10 ans de prison ferme ñenn ñi mu jox leen 15 ans 10 ans lañ def mu libéré leen ñoom ñëpp a ngi ci mbedd mi cantaakun yëpp bàyyi na leen léegi nag laajte leen loolu léegi lan moo tax lii yëpp cantaakun yi def 10 ans rek ñu bàyyi leen waaw par contumace mooy nekkoo fa maanaam dañ lay jugé te nekkoo fa waaw maanaam nekkoo fa mooy par contumace donc lan moo tax après 10 ans Macky Sall 4 avril bii mu defal leen grâce présidentielle loolu war na jaaxal ñëpp grâce présidentielle bépp cantaakun bu ñu jàppoon 10 ans nga def te nee nañ lii lañ def de nee nañ cantaakun yi lii lañ def te 10 ans rek lañ tëdd te 15 ans lañ leen jugé te pourtant li ñu toppee cantaakun yi toppeewuñ ko sax Ino toppeewuñ ko sax Alex toppeewuñ ko sax Ino toppeewuñ ko Alex te ñoom Alex Ino def nañ ay 20 ans de prison ñii 10 ans lañ def ñu gracier leen ci bii passé avril bii passé 4 avril bii passé bërki démb matagul 1 mois ñoom ñëpp génn nañ lu tax mais Cheikh Béthio Thioune moom la doon wër moom wutul booy yi Cheikh Béthio Thioune la bëggoon rey ci kaso bi Cheikh Béthio Thioune la doon doggali comme yàlla ñëw na jëlee Cheikh Béthio Thioune moom mënatul dara grâce présidentielle je parle pas de remise de peine loolu yëpp ay dil la remise de peine yooyu yëpp ay dil la ci biir boo duggee ci biir kaso yi nga xam ne ay remise de peine ak ay kii dafa yaroo kii nañ ko nangam yooyu yëpp ay dil la ay dil grâce présidentielle lañ libéré tous les cantaakun 10 ans lañ def te dañ leen condamné coupable de non dénonciation de crime complicité de meurtre avec acte barbarie association de malfaiteurs recel de cadavres inhumation sans autorisation administrative détention d'armes sans autorisation non dénonciation de crime waaye lu ñu leen toppee kenn xamul lan la Ino sax toppee wuñ ko noonu Alex sax toppee wuñ ko noonu kenn toppee wuñ kenn nii mais 10 ans grâce présidentielle 4 avril bii la signé libéré leen ñoom ñëpp ne dem leen seen yoon taxu leen moon jóg ki ma taxoon jóg heureusement yi suñu borom bi ko bind sàkk ko yóbbu na ko kon kii nii Macky Sall mii kan moo ko gën a bon kan moo ko gën a yées ba mu ñamu infiltré woon da leen libéré 2 prévenus ñu écopé 5 ans de prison 2 5 ans mu dóor leen 5 ans 1 mu dóor ko 6 mois chauffeur bi mu acquitté ko infiltration ba ñoo mu puus ci biir jaxase ñoo génn sax ne xoolal gars yi rey nañ cantaaku ni bu leen fàtte grève woon nañ fi grève de faim cantaaku ni pour ñu àtte leen est-ce que xam ngeen ni le 23 avril 2012 avril dafa garaaw de 23 avril man ci laa juddu 23 avril laa juddu bërki dem moo newoon sama anniversaire samedi 23 avril moo nekkoon sama anniversaire il y a cela 2 jours mënuma ko fàtte 23 avril 2012 xam nga kañ lañu àtte gars yi 23 avril 2019
diggante boobu grève de faim cantaakun yi lu ne def nañ ko pour ñu juger leen 23 avril la gars yi topp mystiquement 23 avril 2012 ñu topp ba 23 avril 2019 lañ jugé jox Cheikh Béthio Thioune 10 ans de prison travaux forcés 200 millions mandat d'arrêt international xoolal date yooyu rek xoolal calcul ya ndeysaan ba mu paree ci kooku dem na fi moom bàyyut sëriñ de ku mu dàqe sëriñ Modou Kara topp na fi sëriñ Modou Kara de bu leen fàtte convoqué na ko fi tegoon na ko fi choc de sëriñ Modou Kara ñoom ñaar dañoo dugg ruq waxtaan mu xaw jàmm ji am mais après sëriñ Modou Kara la ci doon teg de liquidation bi après sëriñ Modou Kara la woon Macky Sall nekk na fi sëriñ Modou Kara yor ay centre de redressement yooyu Macky Sall xam ko centre de redressement yooyu Macky Sall nekk fi ministre de premier ministre ne nekk fi yàgg fi xam centre de redressement yooyu mu sëñ Modou Kara am Abdoulaye Wade xam ko mais dafa falu rek indi problème centre de redressement yooyu noonu ne c'est ay trafic d'humains ñu trafic d'humains da doon éliminer ji laa la wax Sidi Lamine Niass pareil Macky Sall xoolum def Nafi Ngom Keïta Nafi Ngom Keïta Macky Sall ku képp kuñ toroxal Macky Sall la toroxal ak bon Nafi Ngom Keïta ndeysaan ne woon OFNAC jël ay rapport jox Macky Sall teg ci kudd bi ne nii y a des rapports j'ai mis mon coude dessus Nafi Ngom Keïta balancé ko boum ci internet bi Nafi Ngom Keïta retour la doon xaar mais nan ay cour des comptes IGE ay cour yoo xam ni yow ci biir palais bi lañ nekk ci biir palais bi nga ne yow da ngay saytu say ministre da ngay saytu say député nekk na Macky Sall nekk na ministre de l'intérieur c'est le plus informé kon xam na centre de redressement yooyu noonu mais arme la ko defoon pour après Cheikh Béthio Thioune mu war a wàcc sëñ Modou Kara arme de guerre am la centre de redressement yi xam na ko bu yàgg en tant que ministre de l'intérieur xam na lépp mais daf ne sëñ Modou Kara ci loolu laa koy keppee te donc ci loolu la ko keppee woon convoqué na ko fi gars yi dem jëli ji ko may ko sax temps dañ ko yónnee convocation balaa moo xippi gars yi ñëw ñu ne waa dig ñëw nañ ci buntu kër sëñ Modou Kara lañ jël si lu waral loolu Macky Sall règlement de compte mais Nafi Ngom Keïta ndeysaan laay ñëw Nafi Ngom Keïta daa def rapport IGE tout jël lépp jox Macky Sall ñoom Cheikh Omar Anne Koudou Cheikh Omar Anne ñebbe ku ne mu jox la gaa yëpp jox Macky Sall liir teg ci loxo Nafi Ngom Keïta di xaar retour Macky Sall faale wu ko mu dóor signe waaw alors jox naa lay rapport yi xanaa di ma wax dara Macky Sall faale wu ko waaye mu ne mais kii rapport yi c'est pas pour Macky Sall kese rapport yi c'est pour sénégalais yi parce que alal gii nii gars yi lekk nii Macky Sall moomu ko sénégalais ko moom Nafi Ngom Keïta dana ko bàcc ci internet bi ñëpp jot ci xoolal ci saase booy dàq bu ñaaw la ko dàq ndeysaan dàq bu ñaaw wallahi la azim ci saase la bind dàq ko ci saase dàq ci biti ndeysaan nii maire boobu Macky Sall day naa leen gis nga waxu soxor sax Macky Sall dafa weesu soxor Macky Sall c'est le plus grand rancunier de tous les temps rancunier un frère rancunier da ko dàq ci biti OFNAC Nafi Ngom Keïta OFNAC la dama ne IGE OFNAC corps de contrôle yooyu yëpp biir palais lañ nekk palais moo leen di contrôler c'est laa bëgg a wax mais Nafi Ngom Keïta OFNAC mi ngi nii Nafi Ngom Keïta ba mu wootee ministre yi pour ñu def ak waa cour suprême pour gars yi toog wax ci rapport yi ñuy jël rapport yi yóbbu ko ci tribunaux yi mais Macky Sall lañ ko jox mu dëgg ci tànkam mu dàq ko Macky Sall moo fi toroxal général Tine mooy ki nga xam ni dañoo commencé yàq la gendarmerie mu def ay enquête interne ne lii di gendarmerie corps boo xam ne la dafa raccordé wu ak l'armée warul nekk loo xam ni ay président mooy yànqal bëñ bi ndax président
président bi daf ñoo fekk ñuy liggéey ñun militaires yi ñoo ko fi jiitu avant moo nekk président ñun ñu ngi sañ fonction te dina bàyyi ñu nekk fi donc benn président warul ñëw utiliser gendarmerie comme arme de guerre politique ou bien arme de règlement de compte moom général Tine def enquête interne dajale leen ñoom ñëpp ne leen da ngeen may wax lan moo fi xew mooy affaire Ousmane Sonko Jean-Baptiste Tine mais gars yi bu ñu demee ne Macky Sall mais Jean-Baptiste mi ngi def ay le général Jean-Baptiste Tine mi ngi def ay enquête interne dans la gendarmerie xam nga fan la ko fekk Fuuta la ko fekk Fuuta en tournée xoolal mu ne nii bind comme nu muy def rek nu mu def na fi ñoom Keita ca télé ba la ko yëgee noonu la defee bind rapport boum 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 envoyé ñu jox général Tine dàq nañ la ah waaw Macky Sall dàq na la général un général de la gendarmerie nii ci saase lan la def rapport la doon def maanaam enquête interne biir gendarmerie ne na lu xew fii lan moo tax ngeen bëgg a naxasal dooley gendarmerie en tant que ay militaire ñu leen di manipuler di leen gélo ay sale boulot ci l'affaire Ousmane Sonko ngeen di def ay faux rapport ay Abdoul Meng di jaay ngorom ki nga xam ne mooy Moussa Fall newloon général tey moo jël place Tine ndax sale boulot bu mu occupé la mu éliminé Tine moom Moussa Fall ci la bokk moo tax bu ñu dàqee Tine moom lañ jox place ba mu toog njaax te Tine était à 3 mois de sa retraite à 3 mois de sa retraite mu nekk Fuuta bind rapport dàq ko ci biti kooku baax na kooku nit bu baax la ban doomu aadama moo mun a taxaw kii ban doomu aadama moo mun a défendre Macky Sall ban doomu aadama Macky Sall laa la wax nee naa leen département géologie la newoon faculté des sciences SVT mécanique dem leen laaj le professeur Ndaw bi ko doon jàngal professeur physique chimie Macky Sall était le président de l'amicale des facultés des sciences département géologie dafa sàcc seen xaalis amical da ko détourné xaalisu amical ba la sàcc dajale lépp laa la wax fexe ba nekk trésorier ñu jox ko xaalisu amical ba léegi loolu ma nga fa dem leen laaj monsieur Ndaw professeur IST en mécanisme xaalisu amical ba la sàcc dem fay IST la dem def ji formation IST continuer fa ses études xaalis laa loore président moo ne woon président amical Macky Sall sàcc bu mag la ak a yàgg sàcc depuis booy président amical la doonoon président amical département géologie faculté des sciences mu sàcc xaalisu amical ba dem fayee ko formation IST continuer fa ses études IST institut des sciences de la terre xaalis amical ba la fa fayee ji Cheikh Anta Diop IST sera maintenant transformé en école supérieure des mines et de la géologie foofu la mujjee dem IST xaalisu en tant que président amical xaalisu amical ba la sàcc te loolu du première fois ca Gaston Berger xaalisu Kermesse ba Macky Sall da koo sàccoon Kermesse Gaston Berger ñu dajale xaalis Kermesse bu ñu ko jox moom en tant que foofu la newoon trésorier ba mu nekkee faculté des sciences département géologie président amical la ba mu nekkee Gaston Berger foofu trésorier la woon ñu jox ko xaalisu Kermesse mu sàcc xaalis ba ñëw ne dañ koo tafu Kaolack yëpp wër ko Kermesse googu amul ñu war a def Kermesse xam ngeen Kermesse Macky Sall sàcc xaalisu Kermesse Gaston Berger ba ñëw di laal ay poche naan dañ maa taf nii ne dañ ko taf moom Macky Sall seen président bi récidiviste la mais Macky Sall wax naa leen issu d'une famille superbement pauvre même sœuram même jabaram Marème Faye Sall Saint-Louis la jàngee lycée ma ngi ko jàngee Diourbel
ba mu paree Diourbel ba mu amee bagam ci la dem Ensuite Macky Sall jabaram Marème Faye Sall Ensuite la jaar Ensuite sonn lool seen papa yoruloon xaalis c'était un simple fonctionnaire de l'État seen papa un simple fonctionnaire de l'État nee naa leen Macky Sall papa moom gardien la woon yaayam jaakatu table macha allah ay liggéey la y a pas de sot métier kii di Marème Faye Sall baayam fonctionnaire simple de l'État la woon doon taqale pour lijjanti boppam doon taqale lijjanti boppam ba mu jógee Saint-Louis Diourbel la dem ba mu jógee Diourbel am bagam dem Ensuite doon sol ay ballerine yu fëq ba ballerine yu fëq ak bëggoon ballerine zip kaki pénitencier la doon sol kaki pénitencier Marème Faye foo ko gisoon zip da ko bëggoon pénitencier zip policière yi zip ay ballerine yu fëq da ko doon sol ba dàll yi jeex moom Marème Faye teg ci zip kaki pénitencier yooyu dox ba tali bi lemu dugg car rapide waxaale Marème Faye mi ngeen di gis nii ay ballerine ak a bëggoon ballerine yu fëq laa la wax de dox ba tali bi lemu ballerine zip kaki dox ba tali bi lemu dugg car rapide génn noonu génnee Ensuite continuer route de Wakam ba fa lay taxaw di xaar dugg car rapide waxaale 75 25 ki ngeen gis tey ay milliardaire la tey mu yor fondation Servir le Sénégal di dóor rek tey multimilliardaire la borom ballerine yu fëq ya borom zipp kaki ba borom dox ba taliba lemu dugg car rapide waxaale ba say ngaam jeex tey de multimilliardaire la au pays des aveugles les borgnes sont les rois au pays des aveugles les borgnes sont les rois Marème Faye Sall ngeen di tey dafa baax quoi ci lan la baaxee alalama xam ngeen fondation Servir le Sénégal lan lay def blanchiment d'argent képp ku xolal gis nga marocain yi nga xam ne ñoo gagné marché bi nga xam ne moom mooy garage Dakar bu njëkk ba pompier ñooñu ay milliards lañ dugal ci fondation Servir le Sénégal genre ay aide ay milliards pour ñu gagné marché boobu ay milliards xoolal gars yi projet boobu lañ ne fondation Servir le Sénégal moo fi ne mënuñu leen jox marché boobu te doo leen financer fondation ñooñu bokk nañ ci ñu njëkk a servir fondation Servir le Sénégal se servir du Sénégal parce que borom ballerine bi moom léegi milliardaire la ñooñu ay milliards lañ dugal ci fondation Servir le Sénégal pour ñu mën a signer marché boobu noonu mooy ñiy defar pompier immeuble yooyu ñuy defar ca pompier marocain yi laaj leen ñaata milliards lañ jox Marème Faye Sall ca fondation ba la tekkee ba faw lu mu yor ci milliards Marème Faye boo ko dompatee sax ay milliards génn yaram bi yëpp milliards la yaram bi yëpp milliards la Marème Faye Sall Aliou Sall ku ci nekk nag dossier laa yor de dafay rëy te léegi laaj bi jeex dafay rëy Aliou Sall di rakku Macky Sall journaliste boo xam Macky Sall nag jàng aayul woon dama lañ koy wax il était un élève moyen professeur mi ñu def enquête yëpp nee nañ Macky Sall était juste un élève moyen mention passable la musul am A bien passable durant tout son cursus scolaire Macky Sall mention passable la musa am il n'a jamais été un excellent élève ba université ba muy ànd ak ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye musul forox musul bokk ci ay meilleur déedéet c'est un président par accident moom sax gëmeewu ko boo ko ñoppati yoon tey jii nii dana la nan laa mën a doone président wax naa leen fu mu jaar jànge na Fatick jànge na Kaolack jànge na Dakar jànge na université wax naa leen fu mu jaar ak fu mu jaar sàcc yi mu doon sàcc Aliou Sall nag journaliste freelance la kenn jëlu ko
freelance nag mooy kuy taxawaalu journaliste buy taxawaalu di wëndaalu journaliste buy taxawaalu di wëndaalu mooy Aliou Sall Aliou Sall un chômeur invétéré kooku moom waxuma la tane de mais nalaw rek lay def ak peeral nalaw rek day nalaw ba yut Aliou Sall ba mag ji faloo nag da ko yóbbu attaché ko ci ambassade Sénégal bu nekk Chine freelance ci la magam ji jël ko moom Macky Sall comme frère bi taxawaal dormeur la le dormeur du Val nalaw ak yuut rek la nekkee ak peeral ak génne air génne gaz mag ji jël ko rattaché ko ci ambassade Sénégal bu nekk Chine mu temps en temps la fay dem nag day jot salaire am de mais année bi yëpp 2 fois la fay dem 2 fois waaye laajte leen ne leen Aliou Sall déggul anglais déggul chinois déggul japonais lan lay def ci ambassade boobu lan la fay liggéey un journaliste freelance buñ jël rattaché ko ci ambassade Sénégal bu nekk Chine dem leen laaj Aliou Sall mu wax leen un mot chinois un seul mot chinois waxuma la phrase de laaj leen ma ko un seul mot chinois déggul anglais déggul français ku fu muy déggee chinois bay déggee japonais moo tax du fa sax taxawaalu ndakaaru lay toog ñu viiral ko salaire mu dóor 2 fois mu dem fa taxawaalu 2-3 jours demaat parce que mag ji bu ko da ko yàgg bàyyi Sénégal muy taxawaalu ne journaliste freelance la da lay bindal bu bindee benn article di ko jaay loolu moo tax man mës naa ñëw vraiment Walfadjri fekk ko fa mu nga la ko gàttal ñuul xasu xunnu Aliou Sall billaay booy yi doon toog Walfadjri mooy Walfadjri bu njëkk ba Sacré Cœur ay booy yi taxawaalu foofu noonu mu woo benn booy pour mu siireel ko dàllam mais pour mu génn fukki dërëm jox booy bi pour mu siireel ko dàll c'était tout un problème waa ji jour boobu loolu moom du ma fàtte image boobu jour boobu poos yëpp la laal xam nga ku poos yoru ku sa poos amul dara nga naan xam naa 100 francs bi fan laa ko dugal wala fukki dërëm bi fan laa ko dugal poos yëpp la laal comme nii maa ngi taxaw de boobu nit ñi invité woon benn émission quoi Aliou Sall la nga naan nii poos yi booy bi ko siire même pour génn fukki dërëm jox ko ma ne mais grand bi torox na de poos xanaa 100 francs xanaa ngay wër xanaa war nga mën a yor sam 2000 wala 3000 mais sa waay man maa ngi naan waa mais waa ji moom même fukki dërëm jox ko séeréer bi sax mënu ko muy la poos yëpp la laal yaram bi yëpp la fuyete génne 100 francs jox booy bi fukki dërëm laa wax booy bi wecc ko fukki dërëm sama kanam Aliou Sall booy bi wecc ko fukki dërëm Aliou Sall jël 50 francs da ko siireel ñaari dàll yëpp 50 francs mu génne 100 francs jox ko booy bi wecc ko fukki dërëm mu jël fukki dërëm dugal ci poos bi maa ko gis caxaran Aliou Sall bii nga xam ne léegi multimilliardaire la xool leen këram ga fële ca Diourbel donc Aliou Sall du journaliste freelance dégg maanaam day bind ay day wër ci média yi di bind ay article di ko jaay bind benn article am jaay ko 2000 3000 5000 10000 loolu la doon def musul xam dara ci pétrole dara ba ñi nga xam ni ñoo ñëwee pétrole bi mu dem créer benn mu dem créer ji benn entreprise boo xam du pétrolier dara de bu tudd Agritrans xam ngeen Agritrans ay transport agricole affaire agriculture mu ngi dem créer benn affaire bu fictif Agritrans de moo signé sañu contrat pétrolier et gazier Agritrans laay baa ngay jeex mais paregul quoi mais xam naa dinañu revenir at parce que ci Aliou Sall la ñi pareguñ seen dossier dafa bëri seen dossier bu ñu koy wax fii la ñuy jëm comme heure bi jeex na dina leen bàyyiwaat ba prochainement rek ñu eggali ci nan la ñu def après nañ ñëw ci Mansour Faye ci 1000 milliards yi 6000 milliards Aliou Sall yi lépp nañ ci ñëw dinaa ñëwaat aussi ci